tukki xabaar yi nag li ci gën a fës jàpp nañ ci li nga xam ne moo doon tolluwaay tawat ji di Covid 19 ndax am na ay gëstu yoo xam ne ni ba tey ñu ngi koy wëyal am itam dalal xel goo xam ne ni kilifa yi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu woowu ñu ngi koy dalal xel waaye itam di gën a soññee ci li nga xam ne moo doon feggu ngir gën a mën a aaru itam ci tawat ji nga xam ne nii moo doon Covid 19 te kenn na tablewul aw lawtaanam ci suñum réew. ba tey itam ci li nga xam ne nii moo soxal wàllu xabaar yi lii doon itam métier moo xam ne dañu koy nimmiku mu nekk raxas gi nga xam ne moom la ay ndaw itam di raxas oto yi def ko itam seen liggéey di ci xëy di ci gont di ci am seen tuuti itam mu doon loo xam ne dañ ci yaxantu am na ñoo xam ne nii dañu koy def ci yenn barab bi waaye am na ñoo xam ne dañoo tijji seeni place itam di ko def ci anam yoo xam ne itam ak ay jumtukaay yu mucc ayib ñooñu nag lañ demoon seeti leen tey incha allah dinañ ci indi ay leeral leen loo xam ne itam dinañ ci indi leeral duñ soroy wàllu tali bi ndax am na soxna soo xam ne itam moom dafay dawalato naam loolu lu ñuy faral di gis la lu siiw la waaye nag oto yi ñuy wax clando nag moom mu téye ko doon loo xam ne ci lay xëy di ci gont mel ni itam loolu doon na loo xam ne nii lu mu jox itti la loo xam ne itam loo xam ne am na ci manoor yi incha allah dem nañ seeti ko dinañ gën nga xamale ak soxna soosu ak kaltom gi mi demoon seeti ko. li ñuy tàmbalee moo di ittee njiitu réew mi di président Macky Sall moom daf fi jógee dem fi nga xam ne moo doon Istanbul doon pays réewu Turquie la fa doon ay tànkam nag moo di dafa am gan goo xam ne nii ka fa nekk njiitu réew di Recep Tayyip Erdogan moom moo ko fa woo moom njiitu réew mi itam bi mu fiy jógee niñ ko gisee nii ci aéroport bi nga xam ne moo nekk fii ci Léopold Sédar Senghor mi ngi doon nuyonte ak di tàggoo ak kilifa yi nga xam ne nii ñoom la bokkal yor gi nga xam ne itam ñoom la ñu yor réew mi ba li nga xam ne nii moo doon dem ak jàmm ñëw si jàmm itam ñu ñaanalante ko incha allah. ci wàllu xabaar ni nga xam ne nii noonu la ñu ko doon junjee ci wàllu télé bi am na si soxna soo xam ne moom day yëngu ci li nga xam ne moom la ñuy wax dawalu taxi clando loolu nag bu bëree itam siiwut loolu nag mu nekk koo xam ne nii Kaltoum Gueye moom gis na ko ràññee ko xool ko itam demoon nimmi ko ji ko xool liggéey boobee nam la tëddee ndax ko gis fii nga xam ne itam moo doon xàll wi jóge Fann di dem ci ESP ci weeru université moom ku miin yoon woowu la lu tollook itam fukki at a ngi nii muy def lu ni mel ñu teew la Kaltoum Gueye ma demoon seeti ko. maa ngi tudd Buri Mbaye taxiste la maa ngi dawal taxi depuis décembre 2007 laa commencé dawal taxiste. jóge ci dawal taxi di dawal nag clando lii la Buri di def ñii nga xamante ne nag ñoom ñooy jël clando Fann ESP nag xam nañ ko bu baax ci garage bi nag wala sax fépp ci Dakar rek dafa mel ni moom mooy jigéen boo xamante ne moom mooy def bile métier ginnaaw coiffure ñaw ak li nga xamante ne moom moo di jënd ak jaay. Buri nag léegi lii di dawal oto moom rek lay def mu nekk nag lu mu bëgg ci xolam. taxi dafa tax ma bàyyi sama liggéey ñëw dugg ci transport nekk lu ma neex te muy métier bu neex nag macha allah boo xamante ni lu nekk a ngi ci wax dëgg yàlla. clando bu zone bii nag nga xamante ni ñëpp ko xàmmee day daw fii nga xamante ni moom moo di tali Fann yi 10 heures jot na ci garage bi le Buri nag def na ay rotation ba ñëw. moom nag mi ngi taxaw di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyandool di xaar beneen tournée. baax na xol bi rafet na jàmbaar la liggéeykat la te lépp lu mu am nag man lu ma si gën a neex yaayam lay jàppale ndax day xëy liggéey fii 5 heures du matin lay jóg daw ñëw fii di door waaram. ba mu yoree taxi système la ñëw fii di fi raad ñun ñëpp ñu bokk si liggéey bi. ñu nekk benn lu ñu war a def ñun ñëpp a koy defandoo xam nga muy suñu jigéen tamit suñu yaay ak suñu lépp mu jàpp ñu ñaari loxo ñun ñu jàpp ko ñaari loxo. nit ku baax la xam nga ku am jom la aussi parce que mu ngi dëkk ba xam nga Kër Massar mais wax dëgg yàlla boo teel a xëy fii nga koy fekk. jom ak fulla nag moom moo tax lii nga xamante ni moom moo di personnalité bi mu am ñëpp daat ko koy xamee mi ngi ñàkk waajuram bu góor ñaari weer laata muy juddu. Buri nag kii di yaayam moom moo ko yar tey jii day liggéey ngir daal di leen di dundal waaye nag ndax yomb na mu daal di boole liggéey ak gérer këram. xam nga 2007 ba léegi ku nekk ci transport rarement ngay nekk sa kër mais vraiment ñëpp ma ci jàppale sama famille yëpp. lu ni mel nag moo tax ba ñëpp daal di koy jox cër. ñun fierté la si ñun man personnellement dama ko ci naw te chaque fois dama ko koy wax it jàmbaar dëgg la jàmbaar la. vraiment jigéen la waaye jigéen bu mën góor la daal. wax yëpp benn la ñii di liggéey ak moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di client Buri ñoom ñëpp ñi ngi wax ni Buri mile exemple la. loolu de moom macha allah sant na jigéen
boo xamante ne dafa gëm boppam daa gëm lu muy def te jàmbaar la yàgg naa ko gis muy dawal te xam naa tey mun na dawal trop te dawalam seet na te gëm na lu muy def moom gëm na ko te bëgg na ko exemple la waaw parce que rarement ngay gis tamit kuy dawal taxi ku jigéen mais moom ba léegi nii mu ngi si continuer ba tey nii waaw. ay projet nag am na ko su sañoon li nga xamante ni moom moo di Taxi Sisters daal di amaat ndax nag day gën a amal doole lii di transport. man bu ma sañoon heure bi maa ngi formé ay xale ñuy nekk ay taxi yu mën parce que peut-être de 2007 ba léegi xaw ma ñaata at la mais am naa ci expérience boo xam ne waroon naa ko mën a jox ay xale ba nga xamante ni man bu ma retraité bientôt xale yi ci sama gannaaw dinañ ko def ba kenn du fàtte ni Taxi Sisters am na Sénégal. loolu ci li ma gën a ñor ci sama àdduna la bokk parce que non seulement Sisters yaa ngi fii Sénégal toog ñii ngi liggéey ci dara ñii peut-être ñu ngi ci kurkuri ci nangam mais kenn koo ci woowoon tey ne ko ñu relancer waat projet bi mu takk ndigam ñëw taxaw. ñii di xale jigéen ñi te bëgg dugg ci li nga xamante ni moom moo di dawal oto taxi wala clando moom nag kii di Boury lii la leen di wax. amul benn métier bu nit war a mën a xeeb ci àdduna wax dëgg yàlla te xam naa ne xale yi actuellement ay jàmbaar lañ xale jigéen ñi kenn ku nekk ngi jéem a tuñ kenn ku nekk ngi bay sawaar mais bu kenn xeeb benn métier waaye di nekk lu nekk nay lu neex yàlla te bu la ca nit fekkee bu mu la xeeb. liggéey bi muy liggéey nag ñii nga xamante ni ñoom ñoo di góor ñi lañ ko xameloon waaye nag Boury bi mu ci duggee ba léegi kenn ku nekk rek jox na ko ci cër ndax am na lum ci def juróom fukki atam daal di nay passé waaye nag fas yéenewul bàyyi benn yoon place bile ak ñii di góor ñi. jërëjëf Kaltoum yow mu ñu doon xamale ak kooku nga xam ne moo doon Boury Mbaye di yënguti itam ci wàllu dawal taxi clando du ñu sori sax taxi yi ak oto yeeg tali bi ndax oto yi itam dafay laaj ñu leen di nettoyer di leen fomp itam di leen raxas ba ñu set fañ leen di defee ñi defar loolee nag moo di barab yañ leen di raxase am na ñoo xam ne nii dañoo yor seeni machine ak seeni jumtukaay di ko def am na ñoo xam ne itam dañuy nekk ci yenn barab yi rek daal di am mbedd mu ñu sa tànn daal di fay am barab yoo xam ne dañu fay raxas oto ñoom nag la Ndeye Coumba Ndiaye demoon seeti seen liggéey boobu ñu teewlu ko ci. ñi ngi am diggante fukki at ak juróom-ñett ak ñaar fukki at ak juróom. ñi ngi bàyyeekoo ci dëkk yu nekk biir Sénégal ñëw ci Ndakaaru di liggéey raxas oto ñi ngi faral di nekk ci wetu station service yi wala ci espace boo xam ne kenn nekku fa. man lambaay laa bool bu mag la waaw. 2018 laa fi ñëwoon doon jàng waaw après 2020 ma bàyyi jàng quoi. daana dox nag mais pour l'instant nii moom doxatul. man maa ngi jóge Réfane. depuis Tabaski ba léegi kay maa ngi fi. sama mag Baye Laat moom ma ko jàngal moom moo ma ci njëkk quoi. ngi sant yàlla bu baax parce que chaque jour moom dañu fi wàccaaloo ay xaalis daal dañu fi wàccaaloo xaalis bu bari waaw. à peu près ñaata ngeen di wàccaale par ay 5000 ay 6000 waaw yaa ma gën a xam ay 4500 yooyu noonu. bu ñu amee fii nag raxas bu njëkk ba ci wet ga ñi ngi am raxas automatique bi maanaam bi ñuy utiliser machine. bu ñu doon def ay journée chiffre d'affaires mën nañ ne léegi dafa wàcc à 50%. mais malgré suñu clients yi fidèles yi nga xam ne wóolu nañu te xam ne jël nañ suñu mesure yëpp ñoom dañuy des di ñëw ak suñu abonnement yi. mënuñoo yem ak laveur mbedd yi ñun ñooñu duñ suñ concurrent pour ñun c'est pas pareil ba pare matériel yi ñuy yor ñooñu yoruñu ko. clients yi nag ñi ngi am ay xalaat yu wute ci ñaari façon raxas yooyu. dama ñëw mu raxasal ma à prix bu baax kontaan naa si trop sérieusement. léegi bii nii ñaata la ci fay bi pour lavage. bii 3500. mënoo toujours rek di dem ci station bi ndox moom mu baaxul ci oto bi. parce que jet bi ñuy dóor bu yàggee di dugg ci ruq oto yi day mujj yàq carrosserie oto bi day dem ba ndox mi des fa du génn te mën na nëbal kees gi moo tax des fois bu ñu demee ci station yi ñaari yoon ci weer bi comme boo fa ñëwee ay le 5 da ngay obligé ñëw ci booy yi ñu raxas. Covid 19 bi nag yàqul lu bari ci li nga xam ne mooy métier raxaskatu oto yi ndax client bi moom mooy tànn diggante qualité ak njëg bi lan moo gën ci otoom. jërëjëf Ndeye Coumba Ndiaye bu ñu jógee ci li nga xam ne moo doon oto yi nag dañuy dem ci avion yi ku ko tudd nag tudd aéroport bi di AIBD te mu nekk ca Diass foofu am na yéene joo xam ne ni kilifa ya ngànk aéroport bi am nañ ko ngir samp fa ay bërëb yoo xam ne dañ say jàngale xam-xamu ni ñuy te liggéeyee wàllu avion ci wàllu yorin wi ci wàllu itam réparé ak wàllu itam defar ak gën a jagal ak lépp loo xam ne dafay soxal lay tukkee ci wàllu aéroport ak wàllu avion Abibou Mbaye moo ci indi ay leeral. yéene bu mag ci Thiès ngir mu doon pôle aéronautique ci lépp lu xam-xamoo ci fëfal naaw mbaa roplaan
ngir loolu antu nag groupe opérationnel bu Thiès ci njiitalu gouverneur bi daa fas yéene leeral lépp lu aju ci suuf si wër aéroport bi ak ñi ko dëkkee seeni ndàmpaay ngir mën a tàmbalee liggéey yu am solo yooyu. waaw xam nga aéroport bi dafa ñëw di installé wu si biir région bi ñaari commune si biir région bi ak ñaari département la impacté muy commune Kër Moussa nekk si département de Thiès ak commune Diass nekk si département de Mbour donc il faut que ñu mën a xool nu ñu mën a waxtaanee ak commune yooyu ndax si biir suuf si xam ne fa la aéroport bi na nekk ay nit ñoo fa nekk ay dëkk ñoo fa nekk yoo xam ne ay at ñu ngi fa nekk am nañ doon dundee tey aéroport bi war a ñëw jël seen dëkk yooyu mais également ni ñu doon dundee mu soppi ko bu baax a baax donc foog ñu mën a waxtaan def pour fexe ba xam ne nit ñi dinañ dem may ñi def fa aéroport bi te vraiment duñ leen lor trop et lépp luñ leen lor tamit ñu mun leen a am ndàmpaay bu ñu leen jox. naam yëkkati askan wi dëkke li wër aéroport bi tàmbali nañ ko naam bu yàgg waaye nag projet yu mag yi fi war a am bu lawee dina leen teq. donc fii nii Thiès mu nekk donc région boo xam ne tey foofu la aéroport bu gën a mag Sénégal nekk muy AIBD fii nii si Thiès. président Macky Sall mu ne aéroport bi bëggul rek mu nekk aéroport bu mag rek dafa bëgg mu nekk aéroport boo xam ne moo gën a mag si Afrique de l'Ouest yëpp nga xam ne roplaan yi ñëw fii mooy ëpp ñëpp suñu jógee Tugal jóge Amérique fii la ñuy ñëw Sénégal taxaw fi ba pare suñu amee ay maintenance lu ñuy wax suñu bëggee defar seen avion bi ñëw war a changer pièce fii lañ koy changer pièce wala lépp lu ñu bëgg a def fii lañ koy def ñu doog a dem si yeneen dëkk Afrique yi loolu nag pour def ko aéroport bi bu ñu tabax nii première phase bi doyul am na yeneen liggéey yu ñu war a defaat si aéroport bi. muy ay projet yu AIBD fas yéene jëmmal ci Thiès ngir mu doon ab pôle aéronautique bu mag a mag. liggéey yooyu nag mooy wax nga ko mooy centre de maintenance muy atelier mécanique boo xam ne avion bu nekk mën na ñëw fii ñu defar ko bu dee dafa am panne wala dafa am pièce bu muy changé muy itam école booy wax képp ku bëgg a jàng école tey d'aviation muy Air Sénégal tey gis ngeen ni investissement yu si nguur gi def pour que mu am avion yu bëri tey Air Sénégal am na ay pilotes yu bëri yoo xam ne soxla nañ ko déwénaat ñi ngi wax sax si téeméeri pilote fii nag juróomi at loolu la Air Sénégal soxla mais téeméeri pilote yooyu il faut que fii nii ñu am fi école buy jàngal ay ndaw yi sénégalais pour ñu nekk pilote yooyu. liggéey boobu nag képp ku Sénégal yi teel war ngaa xam ne ñëpp ciy jariñu ndax wàllu roplaan moom ak aéroport fi mu mën a àggale am koom-koom bëri na lool. jërëjëf sëñ Habib yaa ngi doon wax léegi sax wàllu njàng ak njàngale noonu ñuy jàngale ñuy war a dawal avion ku tudd itam daara ju mag ji ñu dippee professeur Cheikh Anta Diop itam tudd ay barab yoo xam ne ni ay ndongo dañ faa nekk di fa sàkku xam-xam ñoom nag ren ji am na lim boo xam ne tànn nañ leen ngir ñu war faa jànge bu ñuy bindu nag am na fu ñuy war a mën a jaar ci xalu yees yi am na loo xam ne itam dañuy dem ba foofay bindu ak na nga xamante ni itam noonee la ñuy bindoo daal moo di gëstu bi nga xam ne moom la daam si la jagleel daanaka pàcc boobu ñu teewlu ko ci. dara melul na mu meloon bu njëkk ndax jàngoro jii di coronavirus tax na université Cheikh Anta Diop bu Dakar indi ay coppite ci wàllu inscription yi léegi lépp mën nga ko def ca dëkk ba nga nekk. atum ren mi lu toll ci 24 junni ci ay bachelier ñoom lañu yóbbu ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar fi ñu toll nag lim bu néew ci ñoom ñoo matale seeni inscription. li ñu jotagoon en tout cas ci bachelier yoo xam ne orienté nañ leen mi ngi toll ci 20 junni ak ñett ak juróomi téeméer yu tegtal juróom-ñett fukk ak juróom-benn donc ci nombre boobu am na juróomi junni ak ñeent téeméer ak ñaar yoo xam ne ni ñoom pare nañ ñeenti étape yooyu maanaam daal def nañ seen préinscription dem nañ ci médecin yi bañ seet seen wér-gi-yaram fay bi moom pour bachelier yi fayoon nañ ba pare ci campus Sène donc ñi nga xam ni moom validé nañ seen inscription nga xam ne ñoom actuellement mën nañu wax ni c'est des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ci nouveau bachelier yooyu ñu ngi toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. atum ren mi nag coronavirus tax na université Cheikh Anta Diop bu Dakar indi ay coppite ci njàngale mi ne am na ci cours yoo xam ni nit ki day déplacé wu ñëw ba ci université bi ngir mën koo def waaye yenn ci cours yi moom da ngay toog fa nga ne di ko mën di suivre ci xarala yu yees yi. dañuy commencer par enseignants yi nga xam ne ñoom ñooy def cours yi jàngalekat yi jéem leen a jox des modems ay modems yoo xam ne ni ñoom même bu ñu nekkee à l'extérieur
daañ mën a am connexion mais ñoo ngi jéem a xool tam fii ci biir université bi tam nan la ñuy gën a yokkee aussi bande passante connexion bi nga xam ne boo nekkee si bureau da nga am connexion bu baax pour mën a def un cours en temps réel étudiants itam ñoo ngi jéem a xool nan la ñuy jéem a xool pour wutal leen ay carte SIM yoo xam ne nii daañu mën a am accès ci suñu plateforme d'enseignement à distance yi gratuit. loolu dina tax ñenn ñi nga xamante ne am nañ seen kër ay connexion am nañ connectivité am nañ ay tablette dinañ mën a toog seen kër jàng ñi nga xamante ne amuñ loolu ñëw université jàng de ce fait amphi yi dina gën a néew nit campus bi également dina gën a néew nit donc instant yi solution bi gën a durable yaakaar naa mooy ñu adopté enseignement bimodal. coronavirus nag lëmbe na jamono ba tax na indi na coppite ci secteur bu munti doon ci àdduna université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom mi ngi fexee jël matuwaay yi nga xam ne moo war ngir fexe ba ay buntam du nu tëj. jërëjëf Dame yaa ngi ko doon wax coronavirus am na itam melokaan woo xam ne nii doomu jàngoro ji mel na ko mel ni itam doomu jàngoro ju yees yooyu dafa yegg si fii ci suñum réew loolu nag ay ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum paj te ñu nekk itam ci jam ñaajo nekk ci itam ci barab boo xam ne itam barab bu xarañ la ñoom day nee nañu naam loolu mi ngi fi nee nañu itam war nañoo fegu lu ñu doon def benn ñu ñaar ci ko waaye itam waajal suñu bopp ci li nga xam ne moo doon ñàkku yi ndax nee na loolu kat moo doon saafara si nga xam ne nii moom lañ ci war a bind Ousmane Ndoye moo demoon seeti leen. ci taxawu li nga xam ni mooy xeex coronavirus ñi nga xam ni nag ñoom ñoo yor ay xam-xam jëmee ko ci wàllu saytu lu jëm ci wàllu xarale yi ak tamit lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñoom ñoo daje fii ci Diamniadio ci bërëb bi nga xam ni moom lañ jagloo lépp luy saytu li nga xam ni mooy microbe wala lu ko jege di ngir lu mën a lor wér-gu-yaramu doomu adama mu nekk ndaje boo xam ni nag ñoom docteurs yi ak seen ñi nga xam ni ñoo leen sax féete kaw ñoom ñoo lëkkaloo seen xel taxawal ko ngir xool lépp lu nga xam ni coppikul la gu bees gu dugg ci li nga xam ni mooy doom boobu di lore di coronavirus. feebar bi di nga xam ni gis nañ ni cas yi dafa yokk te loolu dafa am ci yeneen dëkk yi mu nekk genre deuxième vague cas yi forcément su yokkee cas grave yi dina yokk et cas grave yi su yokkee certainement gaañu bi dina yokk donc loolu moom dañ ko corrélé bu baax mais pour l'instant presque mën nañu wax ni du variant bee ko def pour le moment parce que variant bi presque amu fi tuuti la mais nag foofu la ñu war a commencer di ko surveiller parce que gis nañ dëkk yoo xam ni ci ñaari weer fa mu jóge woon presque après moom rek la ñuy gis te moom xam nañ ni moom propriété bi mu gën a am ñoom ñetti ñëpp propriété yi ñu gën a am mooy ni ñuy ñëwoo ci nit ñi dafa gaaw. li am solo rek mooy ñoom nañu jàpp ne askan bi jàpp ne li ëpp solo fi ñu toll ni mooy fexe ba nga xam ni sénégalais bu nekk gëm ne lenn rek moo ñu mën a dindil coronavirus ci réew mi ak fépp muy dal di jël li nga xam ne mooy piqûre vaccin boobu nga xam ne am na te commencé na ci ay réew yu bari ci biir réew mi ci seen gis-gis nag nee nañ ñoom ay docteur lañ seen i wax duñ ko wax di ko teg ci loo xam ni sukkandikuwul ci dara te fi ñu toll nii lenn rek lañ mën a xaarandi mu indi yaakaar ngir nit ñi mën a gisewaat nekkaat muy vaccin boobu nga xam ne am na ca tugal te war nañ ci mën a jotandi te ñi nga xam ne tamit ñoo ko war a jotale ngir nit ñi dégg ko doxee noonu ba corona jóge fi ñoom am nañ ci wàll bu am solo buñ ci war a dox. tey boo xoolee tey le 29 janvier 2021 boo xoolee àdduna bi 84 millions de personnes déjà vacciné nañu te boo xoolee ñi fi vacciné y a pas d'effet secondaire majeur amul loo xam ne ni mën na leen gaañ si vaccin bi donc vaccin bi ça marche amul benn sikki sakka maintenant li des rek mooy déglu askan bi répondre seen question dalal seen xel wax leen lii daal moo ñu mën a dimbali pour que ñëpp jàpp si kër docteur kër l'abbé kër fi jàkka ja ñi nekk association des femmes bàjjenu gox yi tout le monde ku nekk dugal si su loxo muy am ce qu'on appelle une appropriation ñu ne ñii ñoo ko moom dañuy buñ si jafandoo yàlla danañu dimbali. ci ndaje bi ñu amaloon fii nag ci Diamniadio di bërëb bi nga xam ne tamit dañ ciy saytu lu jëm ci wàllu xeex lii di coronavirus RSF li ñu jàppandi rek ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu ay professeur di docteur seen gis-gis du nekk lenn lu dul taxaw temm askan mi ba li nga xam ni mooy piqûre bi ñu gis mu mën a xeex coronavirus nit ñi nangul leen ko ñu def ko niñ ko war a defee lii di coronavirus jóge fi nit ci mën a dajewaat mën a gisewaat lépp nekk tawfeex ci kampam ak ci yitte bépp doomu aadama bu mu am fu nekk ci àdduna bi ak ci réew mi.
jërëjëf Ousmane ci tawat jooju di Covid 19 sax la ñuy des ngir teewlu ki nga xam ne moo doon docteur Ousmane Gueye ci li nga xam ne tam moo doon tolluwaay tawat ji suñum réew. tey ci bésu gaaw fanweeru fan ci weeru janvier atum 2021 ministère bi ñu dënk wérgu yaram askan jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk test yi ñu def ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi laale woon ak ñi amee doomu jàngoro bi amul benn cas importé ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn cas issu de la transmission communautaire maanaam ñi amee doomu jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ca ñooñu fukk ak juróom-ñett la ñu nemmee ko ci Kaolack fukk ak juróom-benn ca Saint-Louis fukk ak juróom ca Thiès juróom-ñeent ca Touba juróom-ñett ca Mbour juróom-ñaar ca Mbao juróom-benn ca Dakar Plateau ak Maris juróom ca Almadi Médina Mermoz ak Rufisque ñeent ca Diofior Guédiawaye Matam Popenguine Sokone Tamba ak zone B ñett ca Benn Tali Cambérène Linguère Mamel Parcelles Assainies Pikine Point E Pout ak Sindia ñaar ca Diourbel Fatick Guinguinéo HLM Kédougou Kër Ndiaye Lo Khombol Mékhé Nioro Sacré-Cœur 3 Scat Urbam Sébikotane Thiadiaye Yeumbeul Yoff ak zone de captage benn ci cité Aliou Sow cité Gadaye cité Kër Damel cité Mista cité SHS cité Tako Darou Khan Fann Ok Foundiougne Kër Massar Kër Momar Sarr Kolda Liberté 3 Liberté 6 Ngaparou Ngor Louga Wakam Passy Pété Podor Port Rebeuss Sicap Baobab Sicap Karak Thilogne Vélingara Yarax ak Ziguinchor téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar malade ci ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey juróom fukk ak juróom malade ñoo ngi réanimation ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bésu dëmb ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom benn ak ñaar téeméer ak fukk ak ñett cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak benn ak juróom ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett wér nañu ci juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak benn ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ci hôpital ministère bi ñu dënk wérgu yaram askan mu ngi leen di ñaax ngeen sàmmoonte ak digle yi maanaam takk suñu masque di raxasu ak ndox ak saabu wala ñuy utiliser gel hydroalcoolique boole ci dandante lu tollu mètre suñu diggante di wax aussi képp ku ci nemmeeku lu ndaw lu jëm ci mandarga Covid mën ngaa teel a jokkoo ak waa kër docteur ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. kooku di docteur Ousmane Gueye di kilifa nga xam ne itam kenn la ci wàllu wér-gu-yaram muy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu soññe xamle ak yeete ci tawat yi. ñi nga xam ne nii ñoom ñoo doon ñi yëngu ci wàllu njàng ak njàngale itam rawatina daara yu tout tànk yi nga xam ne moom la ñuy wax case des tout petits am nañu yéene joo xam ne ni ñu ngi ko dippee Sukaabe Jàngoo mu nekk ay koppar yoo xam ne dañ ko cee dugal koppar yooyu itam la ko tax a jóg moo di indi ak dund ak li nga xam ne itam moo di li ndo tout tànk yi di xéewloo fa ñuy jànge loolee nag yim koy yeesal seen yéene jooju ca diwaanu Ndar
ba ñu koy amal itam ki nga xam ne nii moo doon Moussa Mane indi na ci ay leeral ñu teewlu ko. convention bi nag ñu koy xaatim ñooy agence nationale petite enfance ak case des tout petits ak waa Contrepat international mu mel nii nag benn convention boo xamante ne day ñëw dooleel liggéey bi nga xamante ne agence bi mu ngi koy def ci wàllu projet bi nga xamante ne mooy Sukaabe Jàngo projet bi nag day jàppale lépp lu jëm ci wàllu éducation rawatina ci li nga xamante ne moom la ñuy joxe fële ci wàllu lekk ci xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn école mu mel nii nag war na laal lu toll 200 établissements yoo xamante ne ñu ngi amee foofu noonu ci région bu Saint-Louis. projet bi nag ñu ngi koy financé ci xaalis bu toll ci 18 millions de dollars mu mel nii ñi ko financé ñooy département américain bu wàllu agriculture. projet bi nag daanaka dinañ ko déroulé ci ñeenti at Contrepat na dina fexe ba gën a yokk li nga xamante ne mooy action yi nga xamante ne da koy def surtout ci ay domaines yu mel ni jàng bi rawatina ci lekk xale yi ci wàllu école yi. projet Sukaabe Jàngo day ñëw dooleel li nga xamante ne mooy wàllu alimentation xale yi nekk ci structure DIP ci région bu Saint-Louis ñu ngi koy amee ci département Saint-Louis Dagana Podor. jërëjëf Moussa yow mi ñu doon indil ay leeral ci projet boobu nga xam ne moo doon Sukaabe Jàngo mbokk yi loolu moo doon la fi rusoon ci la xabaar dëppoo ak li nga xam ne te moom la ñuy cërloon ci wàllu waxtu li ñuy def kon moo di leen ñaanal gaal lu mu ciy dee ci géej bi xewoon